bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média seen émission wareef di leen wax bismillah nuyu nañu kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex di nemmeeku xalifa généraux yi macha allah nuyu itam fi nu xëy kilifa biir kër gi macha allah jiital ci PDG ñaanal yàlla bu baax a baax sunu xalifa généraux yi yal na yàlla yàggal seen taxawaay bu baax a baax. salaamaaleykum dinañ ko wax itam dugg ci biir hôpitaux yi di seet malade yi ñaanal leen yàlla wér ak mucc macha allah acteur de la santé yi yàlla defal leen jàmm dem itam ci prison yi di seet ñi fa nekk massalu leen coono ndax yàllaa ko dogal waaye yal na yàlla jële leen ca bërëb yooyu te bu boobaa itam lépp loo xam ne rek teg nañ ci loxo yal na ci yàlla roof barke bu baax a baax a baax ñu ngi fàttali ñu nga xam ne dañu baaxoo woon di ànd ak ñoom. tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci yokk itam rek di fàttali sunu wayjur yu baax yi sunu wasila yi macha allah sunu mag ñu baax ñi yàlla na yàlla tas ñu ci seen barke bu baax a baax a baax fàttali leen mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun ne corona bi demoon nañu bay am yaakaar gis ngeen ko wàññeeku woon na bu baax a baax. waaye mu mel ni jamono yi ñu taxaw macha allah feebar bi mi ngi wonewaat boppam bu ñu defee nanu defoon rek macha allah song daan comme ni ko kër gi waxee incha allah daanu daan corona kon nañu jëlaat bu baax a baax sunuy matuwaay bu ñu fàtte masque yi bu ñu waree dem ci lieu public yi wax dëgg yàlla bu ko defee feebar bi dana dellu gannaaw en attendant vaccin yi di agsi yal na ko yàlla def 88 628 22 22. 88 628 04 05 ñu leen di indil ay leeral ci li jëm ci wàlli assurance woo nañ fi assureurs yi woo fi experts yi woo fi facilité ñi nga xam ne ñooy facilité yëf yi apporteur d'affaires yi tey nag ñu woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu courtage xam nga bu ñu waxee courtage rek Evatra dafay foog ne ku jël taabalam ak bangam la rek toog ca benn angle déedéet mbir moo gis rek dafa war a ànd ak règlement ànd ak yoon ànd ak ay charte mu mel ni dinañ ci indi ay leeral Ndoye Bane salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu gan gi. gan gi ajaratu rakki wan mën naa ko wax ca kaw mais am naa gan goo xam ne. mësuma ko am waree gan gu yeewu bëy la. mënuma wax lépp de mën ko yow xanaa da ngay liggéey ci télé bi moom daal ñëw na à l'aise et tout ça macha allah ñun lii rek la ñu bëgg. jaajëf elle fait partie de mes dames des dames que j'adore. waay ay ca Ndoye Bane kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañoxor yëpp sunu xalifa sëñ Mansour Cissé ak sëñ Maodo Cissé. ak notable ya fa ne yëpp. di dalal gan gi bu baax a baax xam naa ni tey moom dañu gën a la ginnaaw moo yor caabi ji fas yéene koo tëj. waaw def naa dina ko tëj boo xam ne vraiment sénégalais yëpp dinañ comprendre lan mooy liggéeyum assurance ak courtage. balaa loolu nga may ma rek ma jaale ki nga xam ne mooy soxna Aïda Mbeng fële ca Kasnack ca Kaolack di yaayu ki nga xam ne mooy woon Maxtaar Ñang moom warga Maam Jaara gis ngeen ba tàyyi warga Maam Jaara nekk sponsor ci ay télé wax dëgg yàlla muy woon xaleel waaye deful daray xaleel liggéeyal Serigne Touba rek a ko taxoon a jóg képp koo xam ne rek sëti Serigne Touba nga Maxtaar fexe woon na rek ba wax dëgg yàlla saafonteeg yow xamanteeg yow ñu ngi koy jaale bu baax a baax kulli murit macha allah di ko jaale ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo ko bëggoon sunu frère boobu Maxtaar Ñang yal na ko yàlla xare aljana gis ngeen koy tam ñu ngi xaar dépôt yu Pape Bouba Diop lu ñu ko ñaanal doyul ni ma ko waxee démb rek laa koy waxee tënk ko ngoon gi nga xam ne dafa defoon bànneex ci sunu xol yi ñun ñëpp gémmeñ ñëpp tuddoon ko na ko gémmeñ ñëpp tuddaat ñaanal ko yàlla njéggal ci wetu sunu borom yàlla def ko yal na ko yàlla xare aljana jaale nañ ko Sénégal gi jaale ko le monde entier jaale ko itam monde sport yëpp waaye nag gannaaw bés bu nekk ñun ak thème bu ñuy yëkkati dañuy delloo rek buum ca ngoy ngay noonu ngeen koy waxee ca boy boy très bien ma ngoog bu mami ñëwee leeral ko dañuy delloowaat kàddu assureurs yi kii nag mooy présidentu ASAC juumuma de noonu la xanaa maa informé bu nu waxee ASAC mooy association wu des assureurs conseil sénégalais. aywa Seydi Wan bismillah. ok jërëjëf Adja Eva bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim maa ngi leen di nuyu maa ngi lay nuyu Adja Eva jërëjëf di nuyu Alaaji Ndoye Bane di nuyu téléspectateur TFM yëpp di kontaan lool ci invitation bi ngeen ma invité jërëjëf Wan di leen ci jaajëfal
alhamdulilah. jërëjëf. di nga indi ay leeral tuuti ci kanam. ma bàyyi rek Ndoye Bane thème bii ñu yëkkati thème bu am solo la ndax gis nga nit ñi ni ñu ci réagir. waaw ñu bari. laataay mami Linguère di dikk. waaw laataay mami Linguère. di ñu nappee ay petit baay. la grande dame ñun dañu sonn mën na jàll ñun dañu sonn. may jël lépp rek teg ci ndoddalu doom ji loo ne nii mu ne petit baay bañal bàyyi baay ay ca Ndoye Bane. ñuy souhaiter joyeux anniversaire à nu mu tuddati madame Juma Dieng Jaxate. ca laa doon jëm waaw ñu koy ñaanal bu baax. Ajaratu Juma Dieng Jaxate. waaw moi c'est une grande dame. nit ku baax la yàlla na ko yàlla ba amal na njëriñ daal réew mi. sama ami personnel. voilà c'est ça. waaw moom daal. gisoo ni ba ci xëccoog yow. ginnaaw nit ko am njëriñ la yàlla na ko yàlla bàyyi ba ca kanam amiin wax dëgg yàlla moom Adja Juma Dieng Jaxate. très bien kon émission bi waaw ñu Sénégalais gis naa ni jàng nañ ci lu baax parce que 15 jours. ñu féetal leen ko wàllum assurance c'est important. parce que loo xam ne la mi ngi génne xaalis bu baree bari. Sénégalais yi di ci dugal seen xaalis te ñu baree bari comprendre ñu lan mooy assurance ñu baree bari dugguñ ci. tamit ñoo xam ni bëgg nañ cee dugg mais information bi eggul fa mu war a egg lañ ca woon Sénégalais yi lañ ca war a xam yëpp xamuñu ko ci. gis nañ ni tamit ñi yor oto di dawal ñenn ñi dañuy dagg assurance pour bañ police jàppale. ñenn ñi dañuy dagg assurance parce que xam nañ njëriñu assurance. très bien ba ma ci doon waxtaan ak kilifa gu mag goo nga xam ne moom day yëngu ci wàllum assurance muy Pape Makhtar mun ma bala ngaa xam njariñam nga def accident te yoroo ko ci su boobaa ngay xam njariñu assurance waaw mbir moomu képp koo xam da ngaa yor oto di dawal war ngaa def ci sa xel sa bopp wax boobee bala ngaa xam njariñu assurance nga def accident te yoroo ko loolu boobu su boobaa maa la lay taali su beneen yoon te soo ci jógee di nga wut ci assurance yeneen assurance yi nag moom xam naa ni nit ñi xamuñu ko bu baax mais ak émission bi am na ci ñoo xam ne xam nañ ci ndànk li ñuy gën di dem rek xëy na ndax muy avancé su fii ak ñaari at ñetti at xëy na ndax Sénégal raw Côte d'Ivoire ci wàllu assurance waaye Côte d'Ivoire rek léegi di xaaw a am nañu fi cadre yu toll noonu wax dëgg yàlla ci wàlli assurance xam nga doomi Sénégal dafa am lu ko yàlla defal moo xam réew mu mënti dem charte bu mu fa mënti fekk liggéey bu mu fa mënti fekk su demee dafay bokk ci number one yi loolu la ñu yàlla defal ñuy ñaan yàlla mu yokkal ñu ko macha allah ni ma koy waxee saa su ne les cadres sont là les savants sont là les hommes les intellectuels ñëpp a ngi fii macha allah ñaanal leen gudd fan rek la ñuy def ak homme de culture yi nuyu leen Ajaratu Juma Dieng Diakité vraiment joyeux anniversaire la grande royale ndax na ngeen gisee ma souhaité ko joyeux anniversaire solennellement dafay sunu xarit di xaritu TFM di xaritu wareef wax dëgg yàlla nee naa li ma la buggee du dara macha allah lu dul rek li ma xam ci yow te lépp kenn mënees koo wax ci télé yal na yàlla lafal la cat bu baax a baax nga yàgg fi te ànd ak wér tey def yi ngay def te bañ ku ko tudd daal kon ñu ngi lay ñaanal balaa may pare ñu xuloo très bien joyeux anniversaire Adja Linguère ndeysaan tudd ngeen assurance bi fay nag waaw kooku taloon dafa leer kan la yee Ajaratu Juma Dieng Jaxate wa déggal li assurance bi fayangoog waaw bu la joxee talon bi foo dugg fayu amul demal ba suba amul kenn assuré wu la woon waaw non kon moom finalement may mère yàlla na sa jàmm yàgg xam nga ne yow man fii laa la def xam nga loolu te li ma gën a neex ci moom mooy li may wax mag mu nawloo xam-xamu ñëpp su defee dara sax dina la woo ak suñu xam-xam yu ndaw yi ne la li interview bi ma wax lii ma wax nii te wallahi lazim mën na noo jàngal àdduna mais li may wax yéwén ci sa daraja loolu la def kon dundal daal ba énervé yónnee yàlla merci dama rappelé mun la ba ngay toog ca garage ba di ñawal bébé yi toogal foofu jàngal xale yi dañu laa namoon tendance bi nga ma tendance may ma nuyoo te ñëw door nañ daan dooreeti nit jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba maam booy magal Nelson Mandela tëpp koy jaloore yàlla na jàmm yàgg Sénégal tey foofu laa yem ci nuyoo bi petit baay kat yaa ma ko imposé ndax yaa ko fi jur yaa ko fi jur bi dama am na keneen ku doon anniversaire démb nee naa la kooku dafa gën ci man ndax xam nga def yaramu neen di warum réew ñu lay tàccu fasu naaru góor rek la ko yàlla may te laay maxtaar Alassane ak seeni soxna jaaratu laay moom nga xam ne Baye Ablaye Thiaw ci lonkale gi muy lonkale këru diine yi dafa jël doom tuddee Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu ne déedéet waaye mu jël doom tuddee soxna jaaratulaahi soxna jaara moo mën a gis ma rek jël ma bëgg ma ci xolam di ma teral ci wërsëgam di ma teral ci darajaam monsieur Faye borom këram di nekk fële ca naka la tuddati maa ngi cay ñëwaat léegi ndaxte nit ku baax la li nga bëgg a wax yëpp maanaam ca Petrosen li duuf ci lan non
ci nag bi dina dugg ci cin bi mais da dul ubbu te après day xajal. on t'aime très fort mami macha allah. alors wan tukuleur maa ngi lay ziar. dinañu dikk lii nag mooy wareef xam ngeen ne bureau yi buñ ci duggee. léeg-léeg cordialité yi dafay baax kii wax ak kii wax ak kii ñu tijji ko nit ñi fiix nit ñi reetaan àdduna fu mu toll loolu la ñu soxla nee nañu liggéey sax boo ca dee liggéey fexeel mu nekk foo ci yow bu nekkee foo ci yow rek macha allah di nga ci yàgg di barkelu te du la dikkee dara lu dul jàmm. Seydi Wane ñu ngi kontaan lool ci dalal la ndax xam nañ ne ci wàllu assurance dafa am wàlli courtage mu ci nag pàcc mu am solo macha allah ñu bëggoon nga indil ñu leeral ci li nga xam ne moo jëm ci courtage ci wàlli assurance lan mooy seen mission. waaw jërëjëf soxna Eva nuyu naa la Mami Linguère. maa ngi lay fay wan tukuleur. courtage assurance dafa nekk métier boo xam ne charte bi tënk compagnie yi moo ko tënk mooy code ciment dégg naa Mami Linguère naan ciment bi moo saful. te moom dafa renseigné waaw donc boobu code moo ñu tënk ci livre 5. maanaam article 500 ba article 561 ci métier bi rek lay wax donc c'est dire que métier la boo xam dañ ko réglementé maanaam courtier d'assurance mooy nit wala société c'est-à-dire personne physique nit wala société personne morale boo xam ne day nekk diggante client bi ak compagnie d'assurance yi di gunge client bi di ko xelal di ko saytul balaa muy def sax contrat bi day njëkk a xool lan mooy soxlaam ci assurance parce que damay fal naan assurance dafa mel ni médecine balaa nit di la mën a prescrire il faut mu defal la diagnostic. donc courtier bi day xool client am yan soxla la am seet nag yan besoin assurance la am courtier bi c'est un professionnel bu ñu waxee professionnel mooy koo xam ne kii dafa jàng assurance xam ko ndax balaa ngay mën a conseiller day fekk nga xam. c'est vrai. donc bu ko defee boo amee sa client bu bëggee assurer nga seet lan la soxla ci assurance nga digal ko yan assurance la war a jël nga expliquer ko lan moo nekk ci biir ba mu choisir moom ci boppam da nga koy expliquer mu comprendre xam lan la bëgg ak en fonction tamit léeg-léeg ci budget am mais nga seet tam est-ce que couvre nañ ko bu baax parce que li ñu naan une chose mooy assurer mais une autre chose mooy être bien couvert parce que mën nga assurer foog na yaa ca ne jéyee ñëw ñu ne la yow kat jëloo woon assurance ba baax ba bés bu ne mu am day fekk yow tamit xamoo woon ndax nit ku nekk ak sa métier. donc courtier bi rôle am mooy conseiller nekk diggante client bi ak compagnie bi. jàppale client bi ba client bi choisir ay garantie am bu ko choisiree ba pare mu gunge ko ba contrat bi bu koy signé pour xool wax nañ ko fi lan mooy exclusion yi lan lañ ci génnee loo xam ne bokku ci. lan mooy franchise yi c'est-à-dire lan loo xam ne bu sinistre amee moom moo ko nar a fay. te buñ ko waxulee du ko xam parce que day am partie boo xam ne assureur bi dana naan ba temps bu sinistre amee yaa koy supporter. loolu mën nañ ko génne ci indemnité bi comme aussi bu dee indemnité bi jotul loolu yow ci yow la duñ la fay ak yeneen comme moom professionnel la nag moo war a jàng loolu wax ko client am bu ko defee bu ñu d'accordé ba signé contrat bi nag. léegi contrat bi assureur bi bien sûr mooy assuré léegi nag nga continuer di ko gunge ci dundu contrat bi bu sinistre amee nag yaa ko war a taxaw wax ko lan ak lan la war a indi comme këyit jàppale ko ba mu dajale këyit yi normalement ci yow sax lay ñëw bu ko defee nag nga taxaw ci ba keroog bi koy assureur bi di fay yow nag doo fay waaw dafay dellu ci courtier ba dellu ci courtier parce que moom client wu courtier bi la. courtier bi moo ko placé ci compagnie. te beneen affaire bi courtier bi muy rôle courtier bi mooy choisir ban compagnie moo gën parce que compagnie yi bëri nañu. te dañu gënante surtout ci ay produits. bi compagnie mën na gën bi produit kii gën beneen produit. donc yow ba pare tamit da lay may possibilité nga am comparaison kii mën na gën a jar. waaye kii moo gën a baax. nga xoolal ko yow conseiller ko. ba pare nag moom mu choisir yaa koy dimbali bien sûr donc loolu mooy rôle courtier bi. donc ñuy wax courtier conseil. voilà moo tax ñuy tuddee suñu bu assureur conseil. parce que on est des assureurs. oui mais li ñu war a gën a jàpp ci courtage mooy ñetti affaire mooy aspect conseil
courtier boo mun lee conseiller amoo fa place parce que yow fayuloo prime dama koy faral di wax fayoo sinistre yow ci digg bi nga nekk donc valeur ajoutée bi moo tax ñu soxla la mooy conseil bi benn ñaareel bi mooy courtier da nga war a nekk un professionnel parce que boo nekkulee professionnel munoo jàppale nit ki parce que yow sa bopp doo boo comprendre munoo expliquer ñetteel bi mooy courtier doo ko fay dërëm te loolu boo ko waxee nit ñi da leen di jaaxal man li ma dégg ñenn ñi di foog ne courtier yi seen profit moo leen fi bàyyi. doo ko fay dërëm waaw loolu lu tax mu important lu tax ma souligner ko mooy tey jii yow mami bu doon assurer otom à 100 000 francs dem directement ci compagnie bi waaw bu jaaree ci courtier bi 100 000 francs lay fay du teg dërëm parce que assurance bi ñu koy calculer prime yi dañ ci boole ci biir commission courtier ba pare c'est-à-dire assureur bi moo ñu fay très bien. man bu ma ko jëlee assuré ko yóbbu ko ci compagnie bi mooy jël day am période calculer fay ma samay commission mais moom du ko coûter dara au contraire mën na ko sax dimbale parce que dina am loo xam ne par exemple du ko naroon jël wala dara wala kii ma conseillé ko ci donc loolu lu jar a wax la parce que mais ñu man dañu moom yaakaar balaa Ndoye Bane di ñëw waaw dama laa bëggoon a wax jëw bi ma dégg nag du ma nettali mais lu ma yëmul siiw j'espère que caméra yi fay na ma wax la li ma dégg waaw yéen assureur yëpp dañoo mànkoo ci Sénégal daje ak ñi nga xam ne ñooy sinistré yi nee nañ yéen ñi bi ngeen fekkee la araw li mu tege ñu war koo laax yéen a ko ruy naan nee nañ lépp yéen a ko yàq yéen a jaxase carte gi yëpp jëw la nag bu ma dégg waaw Ndoye ñëwal non dama la doon nettali jëw bi rek bu dee ki toog rek. mais aka lay tontu ci jàmm. donc ngeen woo ma fi ñaata ma leeral lii nga wax nii dafa am solo seen liggéey bi am na solo trop mais est-ce que li ma doon wax au début rek Sénégalais yi xamuñu leen ñaata cabinet de courtage moo am fii ci Sénégal wala Dakar waaw léegi officiellement c'est-à-dire que ñun ñooy profession boo xam ne at mu ne liste day génn ministère des finances mooy suñu tutelle dañu am direction des assurances bi nga xam ne moom moo yilif tam compagnie yi chaque année dañu génnee liste courtier yi te liste bi balaa nga ciy bokk da ngay fay sa impôt yëpp ba mu mat am li ñuy naan assurance responsabilité civile professionnelle ñun dañuy assurer pour que ëllëg pour que bu ñu fekkee parce que ñun mën nañ def défaut de conseil loolu la ñuy xam mën nañ la conseil bi jural la loo xam ne lii du noonu dëgg la bu la neexee nga porter ñu plainte donc ñun dañuy assurer pour loolu loi bi moo ñu ko imposer en fait ñu demaat encore ñu amaat li ñu naan garantie loolu yëpp pour aar client bi donc bu dee yooyu yëpp matal nga ko ci ngay bokk ci liste bi ko defee direction des assurances daf ñuy bind heure bi bind nañu nee ñu d'ici février bëgg nañu ngeen nekk à jour léegi nag bu waxtu bi mu waxee jotee ñi nekk à jour ñëpp dañuy génn ci liste bi donc aujourd'hui nekk nañu 77 juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar courtier yoo xam ne cabinet agréé ci Sénégal très bien waaw mais 77 waaw tey ji soo leen bëggee nekk fii assureur fii courtier fa man courtage fële wala assureur courtage fële est-ce que du indi pëccoxoo est-ce que gisu leen ni mën ngeen a conjuguer seen ay effort pour une meilleure image yu assurance waaw xam nga courtage assurance moom ci àddina bi yëpp la nekk c'est un métier boo xam ne foo dem d'ailleurs boo demee ay France d'ailleurs y a des courtiers boo demee ay France ay Angleterre ak yooyu ñooñu ñoo boo boolee ay compagnie sax ñoo leen gën a puissant courtier dafa fu ne lañ la ñu am waaw bëgguma citer ay non mais y a de grands courtiers donc courtage dafay am toujours parce que xam nga lu tax courtage day am mooy aspect yi ma la wax fii kooku en plus de ces aspects là li ñu naan distribution ñun ñoo war a moom di jaay assurance di ubbi ay bureau loolu du liggéey ñun ñoo ko war a moom loolu du liggéeyu sax compagnie très bien compagnie moom day porter risque bi ñoom ñoo yor risque bi mais ñun suñu liggéey mooy distribuer assurance mooy conseil donc loolu liggéey la boo xam ne nee naa la mu ngi ci code civil bi sax dañ ko réglementé donc ñun ku ci nekk ci ñun muy ñun bu ñu defee suñu liggéey correctement compagnie def seen liggéey correctement ku ci nekk ci ñun soxla nga sa morom nous sommes des partenaires ndax ñun dañu am client yóbbu ko ci compagnie mais compagnie yi tamit ñun dañ leen di jaayal par exemple suñu cabinet yi ñun dañu assurer directement waaye mais yéen nit ñi dañ leen di xoolee bëtu Ndoye Bane mi dem Pire ut benn keskam rek di jaay talon très bien ñu dalal
merci beaucoup madame Rakiwan. allo ñu allo salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg. ñu ngi fii. waaye man damay dégg beneen théâtre ci suuf xaw ma lu dégguma la yow soxna si. man maa ngi nii maa ngi lay dégg parfaitement maa ngi lay dégg. waaw nañ yokk lim bi ma de ci sama téléphone laa lay déglu damaa pose son télé bi sax mais dégguma la de. ah kon waxal parce que man maa ngi lay dégg. waaw ndànk la maa ngi lay dégg ndànk nag ma ne. waaw. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare. ñu ngi lay fay bu baax. di rafetlu bu baax a baax. xam naa maa ngi seen test yi ngay def mais dégg nga xamul li ngay wax xam naa réseau kii bi daal waa. mais vas-y. daal war nga xoolaat son. waaw yow waxal rek. waxal. waaw léegi li ma tax di woote rek mooy assurance mi ngeen di wax sànne. waaw. dama am lu ma ci jaaxal loo xam ne xam naa jaaxal na ci sénégalais yu bari. mu bëggoon ñu xool ba xam ndax da si mën a am ay tontam déet loolu mooy damaa gis boo amul assurance boo jógee ci dëkk boo mën a jógee. jëm ci beneen dëkk doo egg mukk te téyewuñu la ne la dalay koy wuti dalay wuti assurance. boo ko amul doo dem. ma gis ne bu la assurance waree fay dara ñi la téyewoon ne la boo ko amul doo dem ñoo ña day mel seen yoon du ci fay la assurance war a fay ñoom dañ lay wàcceeg assurance rek yow ñoom duñ ci duggaat lu tax boo amul assurance ñu taxawal la force da nga koy wuti door a dem. su la assurance waree fay ñu bàyyi laat assurance seen yoon du ca doo toog gis ña la téyewoon démb ba bërki dem. mais la da ngay am assurance ñooñu moom dañ ca war na duggaat ne assurance yow kat doo jóg fii te fayoo kii. waaw. ndax ba mu wootee assurance kat dañ ko téye woon ne ko doo fi jóge te amoo assurance kon yow it doo fi jóge te fayoo. waaw. kooku jaaxle nag xam naa mag Sénégal yi bare ñoo ko bokkale. waaw loolu moom dëgg la. wax ko waxaaleel ko mboolem ñi nga xam ne maa ñoom ñoo jërëjëf. wax na dëgg de. très bien macha allah. wax na dëgg soxna Racky dégg nga li mu wax. waaw dégg naa li mu wax li mu wax effectivement loolu moom ñu bëri dañoo ñaxtu ci affaire assurance. ñun sax tamit ci suñu liggéey parce que ñun clients yi lañ fi nekkal donc bés bu ne ñu dégg loolu léeg-léeg sax clients yi foog na ñun suñu bopp dañ leen war a fay. neexul nag nga am accident. sa oto taxaw nga tàmm oto ñëpp xam nañu ñàkk oto nu mu mel. ak désagrément yi yor ay doom yor di leen yóbbu ak yooyu ñàkk oto. c'est vrai vraiment neexul. te assurance daf fi nekk pour fay nit ñi parce que bu njëkk dañ doon wax ne. amuñu xaalis ndaxte nit ñi duñu fay moo am benn loi bu am solo bu génn bu ne léegi kenn du leble assurance. donc nit ñi dañu war a fay parce que assurance loolu la. forcément da nga war a fay waaw da nga war a fay. bon léegi nag comme ni ko fi ñi jaar waxee sax léeg-léeg mu am lu ko expliquer léeg-léeg documents yi mën na bañ a matandoo am yu manqué te nit ñi tamit mënuñu génnee fay te. li ñuy war te matul mais nag am na tamit wax dëgg neex yàlla ñu koy wax tamit dëgg moo neex yàlla am na ñoo xam ne tamit peut-être li ñu naan brebis galeuse dafay am fu ne am na ñuy fay naam rapidement mais am na ñoo xam ne tamit yéex na y a des efforts qu'il faut faire te loolu ñoom assureurs yi xam nañ ko parce que même ba ci ciment dañu tëral ay daan yoo xam ne sax dañ ne bu yàggee tuuti bu nit ñi fayatul normalement bu jaree sax ñu dem jël ko même ci alalu DG yi dañ koy def parce que xam nañ ne ni ñu nu mu war a doxewu ko. alalu DG yi maanaam. seen propre patrimoine sax ñu sanctionné leen ci c'est-à-dire bu fekkee ne dossier mat na te fayuñu ko. te loolu ñoom seen bopp wax dëgg na yàlla assureurs yi xam nañ ko léegi am na ay jéego yu ñu ci dox. tamit lenn tamit foog ñu wax ko dëgg la am na ñuy ñaxtu mais assurance tamit muy fay mu ngi fay tam. c'est vrai assurance parce que xam naa ne dañu ñëw ci loolu. assurance day jouer rôle développement. c'est l'occasion assurance li muy boo seetee assurance parce que automobile bi la ñu xam parce que moom la ñuy def ay contrôle. c'est vrai moo tax kenn ñemewul daw 100 km te loolu tam c'est important parce que sànq Ndoye Bane wax na ko fi naan balaa ngay xam assurance nga am problème te amoo assurance. c'est très vrai parce que accident mën na nekk accident bu ndaw mais mën na nekk accident boo xam ne 15 malades d'Italie mort ay des blessés. c'est vrai loolu bu fekkee ne yow assuré woo woon te mënoo ko fay. kooku contrainte par corps la dañ lay tëj d'abord. dañ lay tëj. forcé la nga waaw parce que li nga def délit bu mag la. ba pare da ngay tax ba famille yooyu yëpp kenn du leen fay. parce que boo gisee état bi daf ko obligatoire c'est pour protéger les autres. yow yor nga sa oto yaa ngi dawal xamoo ci kan ngay dal yàqal ko
léegi il faut nga assurer parce que yow bu fekkee tooñ nga sa assurance mooy fay keneen tam bu tooñee noonu donc ñun ñëpp bu ñu assurer ku ñu tooñ sa assurance dina fay ka ca des. dëgg la te assurance a ngi fay mais nag am na ay cas yoo xam ne tamit dëgg la. war nañu ko gën a. saytu war ko gën a defaraat. wax dëgg na yàlla parce que bu ñu dul fay assurance normalement nit ñi du ñu gëm assurance te bu ñu gëmulee assurance wax nañ la taux de pénétration moins de 2%, c'est-à-dire boo jëlee 100 personnes yu ne matul ñaari nit ñuy assuré. c'est vrai xam nga kon loolu day yàqal développement bi. dëgg la te nit ñi bu ñu gënee assuré non seulement day indi koom-koom. mais assurance dafa nekk loo xam ne day ànd ak développement parce que tey yow booy def entreprise assuré da ngay gën a ñeme jël ay risques. parce que xam nga ne derrière. bu fekkee am nga problème. dëgg la doo reprendre doo recommencer à zéro. c'est vrai moo tax ku yor lu ndaw da nga war a assuré. waaw kañ pour que bu demee nga bañ a kii mais ku yor tamit ay entreprise yu rëy da nga war a assuré. dëgg la waaw te assurance yaa ngi fay. bon maintenant nag oto bi bëri na bëri boo xam te moom rek la ñu xam effectivement am na ay manquements. moo tax dañu war a taxaw nag gën a góorgóorlu. mais laaj bi ma lay laaj léegi lan ngay wax ci ñi nga xam ni nu mu tuddati dañ leen di loger ci même kii que enseigne que ñi nga xam ne dañuy jaayaat. kii bi. waaw des fois ñu tuddee leen ay courtier des fois ñu tuddee leen revendeur te ñi ngi yàq seen liggéey. lan ngay tontu ci loolu ak ban combat ngeen teg pour xeex ñooñu nga xam ni c'est pas des professionnels. waaw loolu moom li ma ciy tontu mooy vraiment lu ñu metti la parce que loolu bokk na ci lu yàq métier bi parce que man j'ai l'habitude de dire gis nga assurance banque gënu ko sérieux gënu ko am solo boo seetee à peu près même chose la parce que lu jëm ci finance la. parce que tey parce que yéen sax da ngeen lëkkaliku. voilà dañ lëkkaliku parce que da ngay xool nga yor sa patrimoine bu rëy ay milliards nga assuré ko. dëgg la assurance bi téyel la ko. wala bokk assurance épargne société jox la ay milliards. dëgg la pour que ay nitam bu ñu waree dem retraite wala bu ñu waree kile nga war leen fay. xam nga loolu am na solo. dëgg la loolu dafa war ànd ak sérieux du ko jóg rek def ko. dafa laaj xam-xam dafa laaj éthique parce que boo jëlee prix mu jàmbur te reversé woo ko bu amee sinistre kenn du ko fay. loolu yëpp day yàqal profession bu ñu ko defulee te effectivement li xew mooy dañuy def foo tourner gis ko ubbi sa bitik mu mel ni boutique def bu mag assurance toute branche. waaw loolu nag assurance toute branche ñun noonu lañ koy gisee di. xam nga kooku maanaam ci lépp. voilà te ba pare amul tour amul dara kooku nag c'est responsabilité ñëpp la. responsabilité compagnie yi la responsabilité courtier la waaye responsabilité tamit régulateur bi la. d'accord parce que dañu war a contrôler ñooñu tere leen kile parce que profession yëpp dañ ko kii boo demee ci pharmacien yi nga dem ci notaire yi foo dem. dañ ko protéger. itam dañu war a protéger benn ñaareel bi. compagnie itam am nañ ci bon samay mbokk bugguma leen kii. am nañ ci responsabilité tuuti parce que ñoom itam peut-être ñooy liggéey loo ñooñu parce que nit ki boo ko joxulee sa attestation du mën a jaay. moo tax itam nit kooku noonu bu defee dara yaa ko jox sa attestation. faaw yow bu ñuy corriger mais courtier itam ñu tam ci la ñu bokk parce que ñun tamit dañuy am ay bureau waaw même bu fekkee ne ñun ñoo war a def distribution. ñun ñëpp daal war nañu am ay bureau yu correct. teg fa ay nit ñu xam. ñooñu di jaay ndax bu ñu jaayee client bi pour protéger le client parce que client bu ci jënd assurance te jëndoo ko fa na nga ko war a jëndee après bu sinistre amee day am problème te loolu tam day yàq profession mais léegi comme yéen a war a def distribution te yéen a ngi toog te xam ngeen li ngeen di def ay professionnel ngeen jaar ngeen ci métier bi comme ñoom am na ci peut-être ñoo xamante ne dañ doon liggéey ci biir jékki-jékki dañu génn xëy na wala dem nañ ba dem retraite gën a am expérience dem toog nekk courtier te ñële ñoom ma jàpp ne xanaa ki ragal ci mbedd mi ak kii wër fu mu fanaan delloo bunt bi waru leen a boole lan moo tere ñoom li ñuy dem di jox keneen ku wóorul muy ubbi bitigu mbagg ñu ñëw jox leen yéen ngeen jaayal leen lan mooy problème bi ci diggante boobu ruy laax bi nag moom di nga ci ñëw moom alaa kulli xam nga mais tontu ma ci xam loolu nga moom ma ne la mënu ma ne compagnie yi rek la parce que c'est vrai que ñoom dañu liggéey bu leen neexee duñu liggéeyloo ñooñu ñenn ñi waaye ñu ni tamit am na ci ñu day wax dëgg donc li nga wax mooy pour ñun ñu mën a ñu war a fusionner ñu war a jaay loolu mooy dëgg bi ñun nag suñu kii ci loolu la ñuy taxaw pour que ñi war a jaay ñi war a yor parce que jaay assurance bokkul ak jaay marchandise
marchandise bu ma ñëwee tey nga jaay ma benn marchandise ma dem consommer ko jeex na assurance da ngay jaay garantie tu vends une garantie. vrai exemple nga assurer sa car rapide wala sa taxi wala sa oto nga fay 20 000 mar d'Italie muy indi la accident boo xam ne 50 millions ngay fay 100 millions ngay fay. nga xam ne day jéggi compagnie bi sax dem ba ci réassureur bi man liggéey naa ci ay compagnie yoo xam ne mën nga am nga benn sinistre boo xam ne mën nga ko fay 10 ans parce que bu amee ñu ci kii seen ay héritier ñu am ay laago ak yooyu yëpp fekk 15 000 francs la woon wala 20 000 francs la woon. xam nga kon njaay boobu yow garantie ngay jaay yaa ngi jaay loo xam ne xamoo lu mu lay dikkee. ma ngoog xamoo lu mu lay dikkee mu mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi ñu ne ko salaamaaleykum allo. allo. salaamaaleykum. bon li ma ko bëgg a laaj tey kooku jii dem na waa régie ñu ngi leen di nuyu ñoom madame Ndour. tey jii ki assuré otoom courtier bi moo ko jël yóbbu ko moom mu dem assuré ñu dem ba ci biir pour mu am problème su boobaa moom ci assurance ba lay dem ou bien day ñëw ci courtier bi ci boppam moo koy assister su fekkee dafa am sinistre bi ko compagnie bi bañ a fay su boobaa lan mooy nekk taxawaayu courtier bi waaw bu sinistre amee yow sa courtier ngay ñëw parce que comme ni ma la ko waxee courtier bi du daw non courtier bi warul daw moo tax ma ne la client yi problème communication dafa am ci assurance baax a baax. nit ñi xamuñu assurance déjà dafa compliqué ba pare assureur yi duñu communiquer parce que courtier bi warul daw courtier bi bu dawee nga yóbbu ko justice parce que courtier bi c'est un justiciable comme tout le monde yow booy choisir da ngay choisir courtier boo xam ne li ñu naan li tubaab naan il a pignon sur rue koo xam ne kii yor na ay këyitam yor na léppam mu ngi ci liste bi boo demee ci moom maanaam du courtier wu pakoti daal. voilà kooku xam nga du daw. waaw léegi yow boo amee sinistre da ngay dellu sa courtier. moom moo la war a wax yan dossier nga war a indi. dajale yëpp bind moom ci boppam moo war a bind warul wax demal ci compagnie bi. mooy bind yónnee ko compagnie bi même chèque bi sax bu ñëwee bu dee vraiment ci yoon courtier sérieux ci yow lay ñëw. nga jox ko sa client. ñu allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. da ngeen def ak coono. ñu ngi sant yàlla rek di muñ coono yi. alhamdulilah. alhamdulilah. waaw dama bëggoon participer ci émission bi comme Ndoye Bane. waaw nee ñu ngi na lay déglu. waaw Ndoye Bane moom yow xanaa su ma waxee daal ma xamee quoi. xamee gu ma la nag de ma maay sa première fan sa number one fii si Nouakchott Papis Gaye. jaajëf gars yi ñu ngi lay ziar maa ngi lay dolli ziar bu baax a baax a baax. jaajëf di leen wax émission bi naan maa ngi leen di suivre actuellement. bon di leen wax ni yéen gars yéen li ngeen am nii ñun amuñu ko fii parce que Nouakchott moom suñu assurance yi da ngay daw ba daanu doo am dara donc finalement da ngay bàyyi mu sedd rek. sorewuñu yéen moom moo fii sorewuñu de moo fii sorewuñu de non yéen ñu tane quoi. sorewuñu nag de sorewuñu de fii moom assurance yi ñoo fi bëri ba pare soo amee choc bon kenn du la fay sa oto bu accidenté. sorewuñu de donc. ñu ngi ni ku si buro ko wopp rek. bi ngeen am bi ñëpp a tëdd. bi ngeen am bi dañuy fay dañuy pour que ni assurer seen bopp non on n'a pas ça ici. mais man j'avais deux questions. Lesquelles? Moi, j'avais deux questions. L'assurance vie, par exemple, damay suivre dans les séries américaines et tout que wala ay émission enquête américaine da nga gis benn couple bu rey jëkkëram à cause de assurance vie. par exemple parce que jëkkëram ñu ngi ko dugalal xaalis temps su dee mu ma ko war a doon. est-ce que loolu ça existe fii foofu Sénégal wala fii. est-ce que la ki nga xam ci yow. da ngay cotiser pour boo dee tel mu war a doon sa xaalis. d'accord est-ce que lan existé na boo dee kan moo war a doon sa xaalis. voilà non c'est-à-dire yow sa bopp yow yaay wax yow yaay wax kii moo war a doon su moom. yow ci cotises pour une personne mën na nekk sa femme mën na nekk sa doom. c'est vrai. am na. ma ngoog ñu bàyyi madame Wane mu répondre ko dafa mel ni nit ki buy assuré dana joxe ay tur. waaw ñu bàyyi la nga tontu ci effectivement boo assuré lu mu wax ni en vie xam nga booy assuré en vie dañ la naan ça dépend ci option yi nga jël. par exemple boo jëlee sa assurance retraite bu dee da nga jël sa retraite ñu fay la. waaw soit ñu fay la ko noonu soit ñu fay la ko par rente. waaw wala boog
mar d'Italie boo gaañoo ci diggante bi. tamit dañ lay fay. comme bu fekkoon ne fayoon nga yëpp. waaw wala nga am invalidité absolue nga xam ne dañ koy méngaleeg ku dee c'est-à-dire yaa ngi dund waaye. mënatoo def dara. waaw léegi nag bu dee da ngay dee enfin bu dee dee bi da ngay joxe ay tur. bu la neexee nga joxe tur. mais par exemple assuré nga sur la tête de tel. nga joxe tur sama jabar samay doom et tout ça waaw. nga xam bu ko defee parce que booy assuré de toute façon da ngay joxe en général say doom. te noom doom joxe seen âge ak yëpp. voilà même bu dee yow yaay assuré pour assurance ki donc loolu mooy wax c'est la même chose même principe bi la. maintenant nag yooyu ñuy def Europe ak yooyu ñu ngi sant yàlla moom. c'est pas les mêmes réalités yàlla bu mu fi am. mooy nga xam ne sa jëkkër par exemple denc na la lii nga dem parce que assurance tamit day dàq suicide. day dàq yenn façon dee yi. moo tax ngay gis ñuy def ay enquêtes. ci film day dàq yëfu maa tey def ko. voilà maa tey def ko. parce que sinon du sotti. c'est vrai mais loolu moom yàlla na ci yàlla musal. mais suñu ñëwee ci li nga xam ne moo di maa ngi koy laaj naa ko ñi fi jaaroon mooy augmentation du capitaux des compagnies d'assurance. waaw man à compter du 31 mai. waaw de 3 milliards à 5 milliards. yéen loolu yéen courtage yi. courtier yi. naka ngeen recevoir naka ngeen di fas yéene dundee mesure boobu. waaw mais loolu moom lu ñu kontaan la en fait. saf na de. non lu ñu kontaan la parce que loolu. compagnie est-ce que du da ngeen a ñàkk pexe moo tax ngeen kontaan. non non du loolu xam nga compagnie leen ko jox de. non compagnie bi xam nga dafa am compagnie bi am société de courtage bi donc ñaari affaire la yu bokkul léegi compagnie bu ñu ko waxee na dolli peut-être dina metti ñoom mais bu ñu ko dollee ñoom day tax ñu gën a solvable day tax seen marge de solvabilité gën a yokku ñu gën a nekk ñu gën a am confort financier ba nga xam ne dinañu mën fay sinistre yi mais loolu ñun dañ ci bëgg parce que ñun dañu toogal client yi lañ toogal parce que li ñu war a jàpp tam ci courtage mooy client bi moo lay jox mandat yow tey Ndoye Bane boo ma joxee mandat nga yor sa société ne man jël nga ma comme assureur conseil ma dem boo bindee compagnie boo bind ils sont obligés de travailler avec moi et de me payer mes commissions les jours boo nga xam ne bëgg nga arrêter mais yow rek yaay retirer sama mandat. très bien et puis c'est fini. donc xam nga kon man client bi yow laa toogal c'est-à-dire que man maay nekk à ta place en tant que sachant en tant que nit ku jàng kile yow tu as am nga sa cœur de métier man maay assureur bi ma lay conseiller comme ni ngay amee conseiller fiscal comme ni ngay amee avocat comme ni ngay amee conseiller ci yeneen domaine. ku la gunge voilà ku la gunge mais yow yaa may defal mandat bi bien que compagnie moo may fay parce que li nga koy fay ci la may fay. très bien te sinistré boobu bis bu toogee ba dem ba am problème su ñëwee jàkkaarloog yow yaa war a njëkk yëg mettitam. exactement parce que yow la jàkkaarlool. te li mu lay wax yow di nga ko xam di nga xam ci moment bu mu toll. kon yow yaa war a jóg ànd ak moom. Ndoye Bane daf ko fi laaj barki dem ma di la ko laajaat. sinistre bi nit bi nga xamante ne dafay ñëw par exemple yow nga nekk ci digganteem ak kële. mu wóor la ne mi ngi versé. mu dem toog benn moment jékki-jékki comme accident yi xew léegi. réer yeeg yooyu kenn gisatu ko. yow ban démarche ngay def pour que xam ndax mi ngi fi. wala pour waa këram xam ne moom am na lu mu doon fay. bu fekkee ne ça dépend da nga bëgg ne da doon fay jékki-jékki am ay jafe-jafe. réer wala mu dem faatu wala yëgatee ko wala nekkatu fi wala dugg na ci gaali sax. waaw léegi xam nga courtier moom effectivement boo amee sa client moom. da nga war a nekk en relation toujours ak moom. parce que benn affaire tam dafa am ci assurance li ñu ci war a wax dafa bëri. c'est-à-dire que yow tey boo loo mënta assurer war nga changement bu am. ci sa assurance ci sa boo koom-koom. sa assureur conseil. war na ko yëg sa assureur yëg ko parce que dafa war a changer contrat bi en fonction de ça bu dee contrat bi tam par exemple tey nga yor sa oto bëgg a tukki pour 6 mois mën nga ma woo ne ma man damay tukki. donc assurance bi au lieu que dama gaare oto bi rek kenn dawlu ko. aj ko. boo dolli see nga ne ma ajji ko voilà. xam nga yooyu yëpp donc dafa war a am pour répondre sa question. dafa war a am quand même c'est-à-dire wax dëgg na yàlla courtier bi pour mu mériter rôle am bu dul loolu jaru ko. dafa war di nemmeeku client léegi nag bu dee cas bi nga wax bu dee par exemple mar d'Italie décès dafa am. normalement nit ki moo war a ñëw def déclaration. waaw nga yëg ne di gaañu na amoon na fi dara. waaw moo tax nit da nga war di informer tamit sa famille ñu xam ne am nga tel contrat wala dara. maanaam làkkatu baaxul. voilà léegi nag bu fekkee ne defuloo loolu. effectivement courtier bi wax dëgg na yàlla bu ngeen amee yenn relation yi. war na bu nemmeeku war na yëg quand même. parce que ni ku doon ñëw bu ñëwatul.
war nga ko wëri. jërëjëf madame Racky Wane moo dikk tey indil leen ay leeral ndax dañu seetlu ne wax dëgg yàlla lu jëm ci wàllu assurance secteur la boo xam ne population bi xamu ko lu doy moo tax waxtaan baax waaye nag dinaa wax itam salaamaaleykum dugg ci régie bi di nuyu madame Ndour ne leen rek bëggoon nañu gis lan la nit ñi xalaat jëm ci waxtaan bi. am na assurance. mu ngi nii. waaw. oto bi nga assuré wala yow soo bopp nga assuré. non man assuré wuñ ñi oto bi la ñuy assuré. waaw. yow lu tax assuré yow soo bopp. loolu moo jaral laaj ñëpp nag. ak lu waral lool. assurance mi ngi fay soo amee problème yooyu dinañ fay. dinañ fay mais fay bi day yéex mën nga cee daw at. maa la wax loolu. ah bon waaw. da nga ko mos a dund wala dafa am ni sa ga. naa ko am na ñu ma nekk ñu koy dund. noo ko dundee. mbëkk nañ ma parce que dem na ay juróom benn weer te fayuñu ma. mooy mujj nañ laa fay. mujj ñuy fay noonu la oto ba mujj taxawee. ba léegi nii. wala nga sànk ko noonu. mos nga am problème ak assurance. xanaa yéex a fayee ko waaye comme tout le monde rek boo amee choc moom boo amul compte da ngay yéeg wàcc ba yaay mujj gedd quoi. da ngay dagg assurance pour policiers yi wala da ngay dagg assurance pour aar oto. pour aar oto bi. waaw effectivement mais bien sûr. mës naa am ay accident mais à chaque fois c'est réglé. day jël temps moom. day jël temps. ñaata temps la sa bos jël. bon ñaari sinistre accident la amoon benn bi jël na 1 an même 1 an. dañ ci topp ba sonn. waaw dama see topp ba sonn nag parce que des fois de assurance bi dañ lay mettre juste en contact ak beneen assureur bi lu ses yow yaa koy jéem a lijjanti. yaa koy lijjanti est-ce que du ñoom ñoo ko war a lijjanti ñoom ñoo war a lijjanti mais yow yaay lijjanti sa bopp. waaw des fois yaay lijjanti sa bopp mais normalement ñoom ñoo ko war a lijjanti. waaw parce que soo demee ba fay benn société pour assurer sa oto ñoom ñoo la war a jàppale si yenn yi. papier yëpp en fait yow yaa koy lijjanti yow après nga ñëw jox leen ko. est-ce que millions yi bari leen la fayoon yow ni ma lay gisee nii millions yi bari la assurance fayoon. non parce que le problème mooy yow da ngay dem évaluer ak par exemple man oto bu bees la même pas mécanicien da ngay dem si société bu ma jaay oto bi ñu évaluer la ko mais après yow lu ñu lay fay en réalité il faut nga yokk si pour mën a defar sa oto. waaw kon jarati na ko. jaru ko de. kon yow da ngay jënd da ngay dagg assurance pour oto bi wala da ngay dagg assurance pour benn policier yi jàpp la. damay dagg assurance pour respecter la loi. Sénégalais en général dañuy toog tout le temps di wax naan. assurance du fay mais man par exemple je suis dans le milieu peut-être loolu di nga koy gis des fois mais bariwul parce que les gens des fois souvent dañuy wax assurance du fay or ñoom du ñu indi liñ leen di laaj lépp mais tey jii fekkee ne un accident matériel nga indi sa PV indi devis bi indi sa copie carte grise indi la copie de la pièce d'identité yooyu yëpp su matee en général su fekkee ne montant bi c'est pas trop élevé en général on fait un accord sur devis c'est-à-dire dans les plus brefs délais dañ lay fay su fekkee ne nag montant bi dafa xaw a bari des fois mu supérieur à 300 000 là on vous met en rapport avec un expert automobile moom mu xool les dégâts du véhicule lui il a 3 semaines pour faire son rapport bu defaree rapport am bi ba pare automatiquement si vous êtes d'accord sur les conclusions automatiquement assurance bi dafay fay. Voilà donc man je vois pas nag mais en général la plupart les gens duñu indi liñ leen di laaj. mais est-ce que du tamit assureur bi ci boppam moo war a dem jëli PV parce que affaire bi PV bi mi ngi nekk ci diggante police gendarmerie ak assureur bi est-ce que victime bi maanaam sinistre bi wala ki nga xam ne moom moo am problème. maanaam assuré bi est-ce que moom moo dem ji war a jëli PV pour jox ko. ça dépend ça dépend des fois bu dee accident matériel moom mooy dem toppatoo le nécessaire. parce que dara jotul. voilà mais bu dee accident corporel comme yow li la daloon loolu en général ñun par simple écrit rek ñun ñoo war a dem vers les victimes defar le PV moom ñu contacter ko. mu indi son certificat médical ak certificat de guérison pour ñu mën a continuer instruction du dossier mais bu dee matériel moom en général matériel police moo koy def wala huissier. du assuré sama parent assuré moom
parce que bu accident amee. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi gis ngeen élément bi nu seetaan léegi Ndoye Bane lan nga ci dolli gis naa ne mami fu mu ne nii su nu ko bàyyee ak fitam gu rëy mu improviser fi daal bureau tijji fi assurance nekk courtier man lii mësuma ko gis Ndoye Bane ak mooy li ñuy wax rek askan wi ñu ci bari comprendre ñu maanaam askan wi wóoluwuñu assureurs yi grosso modo noonu lañ ko bëgg mën a expliquer waaw wóoluwuñ leen quoi donc confiance bi entre population bi ak assureurs yi war nañoo gën a mën a góorgóorlu ci seen communication wala ci lépp sensibiliser population xamal leen lii lan la ba pare su ko ci ba pare liñ leen ñuy wax askan wi suñu ñëw ku ci dund dara nga gis ko maanaam ku ci sinistre suñ la waree fay ñu fay la soo waree cotiser suñ la waree fay la mu doon lu leer lu wóor lu clair beneen question bi nga xam ne moom lay yóbbaale soxna si mooy dañoo nekk ci dëkk boo xam ne da ngay gis ñu ni am nañu pétrole am nañu gaz lii nga xam ne moom nga ni liggéey mooy assureur conseiller gis nañu gars yi bari ñu ngi jógee ci yeneen dëkk di ñëw Sénégal fii naka ngay gisee rush boobu vers Dakar waaw li ñu gisee rush bi vers Dakar mooy ñi moom dëkk bu ne ñaan nga yàlla ay investisseurs di ñëw ay nit di ñëw mais da nga war a protéger tam say doomu dëkk parce que boo seetee muy compagnie yi muy courtier yi affaire yi taxu kaa bëri c'est-à-dire c'est les mêmes sociétés qui sont là moom la ñuy séddoo même bu fekkee ne sax ñu ngi naan taux de pénétration bi dafa tuuti maanaam war nañ def effort am na ay assurance yi fi nekk yoo xam ne jëluñu ko te war nañ koo jël kër yaa ngi nii nit ñi di tabax duñu assuré nit ñaa ngi nii duñ jël et cetera mais par rapport ak sa question bi dañu war a protéger doomi réew mi moo tax li ñu naan contenu local ñun ci bind interpellé nañu woon même chef de l'État man personnellement bi mu defee fii kiyam boobu Diamniadio sur le pétrole personnellement je l'ai interpellé pour nee leen que ñun dañu bëgg ñu boole ñu ci loi bi pour que ñooñu bu ñu ñëwee mënuñu leen bañ a tere ñëw parce que xam nga pétrole dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw de grandes sociétés ay firmes yoo xam ne ñoom tam dañuy ñëw voilà dañuy ñëw sax ànd ak seen ay conseils ak yooyu mënuñu leen ko tere parce que seen ay intérêt la mais bu ñu ñëwee nañu liggéey ak ñun donc pour loi bi kii ko même bu fekkee ne sax code ciment dafa ne courtier étranger mënul ñëw jaay fii te jaarul ci courtier local moo tax léeg-léeg ñu am ay accord par exemple man tey courtier étranger bu bëgg liggéey fii bu ñëwee il faut mu jaar ci benn courtier sénégalais ñu représenté la loolu moom ciment wax na ko ba pare ciment wax na ko mais li ñu bëgg mooy Sénégal tam protéger ñu ci pétrole bi di ñëw ak yooyu parce que bu ñu waxee que ressources yi dañu bëgg PSE dañu bëgg ressources yi sénégalais yi approprier ko ci domaine yëpp la parce que am nañu expertise bi fi mu ne nii courtier yi fi nekk am na ñoo xam ne ci compagnie d'assurance yi lañ nekk fa ci ay directeur ñoo nekk courtier am ñoo xam ne dañu jàng ku nekk da nga jàng ba am say diplôme am nañu ay ressources donc comme am nañu ay ressources te ñu ngi ubbi ay sociétés di employer ay nit lu mu tuuti di fay ay salaire di créer ay richesse foog naa ne jàppale ñu tam jàppale réew mi la parce que moom lu ñu am fii lay des donc mënuñu tere nit ñi ñëw mais il faut que ñu réglementer quand même jàppale ñu ba nga xam ne ku ñëwit ci ñun ngay jaar liggéey ak ñu waaw xaw ma dëggam je sais pas si j'ai répondu fi nga nekk sax foofu lay saisir pour laaj la ndax xamoon nañu courtage ci ay dem ak dikk ak ñëw ak yooyu ak gise yeeg yooyu ñu nekk ci ère numérique système bi digitalisé wu fu mu nekk nii lan la leen indil est-ce que daf leen a yokkal wala daf leen a wàññil bëggoon nañ ko xam ça c'est une très bonne question parce que xam nga digital moom nee naa leen on peut pas arrêter la mer avec ses bras. le monde est digital. loolu moom mu neex ñu mu naqadi ñu digital day am. te génération léegi dañu ñëw. smart. c'est vrai voilà te léegi àddina bi dafa laaj mobilité. rapidité. boo ko defulee keneen def ko. donc ñun courtier yi sax bi ñu fi defoon nañ fi suñu assemblée générale boo xam ne je crois il y a 2 ans loolu moo doon thème bi. parce que courtier yi dañu ragaloon dañ ne woon bu digital ñëwee comme ñoom ñoo nekk ci digg bi yow Eva mën nga toog sa kër te sa ordinateur assuré directement ci compagnie bi doo soxla courtier bi
am ñu wax loolu ba bëgg ko def problème man bokk naa ci ñi ne loolu du wax parce que mënuñu ci dara ñun kay li ñuy def mooy fexe ba ñun suñu bopp ñu digitaliser. ngeen à jour réew. ñu nekk voilà nekk à jour. mais c'est sûr que dina am lu mu ci def parce que boo seetee léegi dafa mel ni paiement par téléphone yi. c'est vrai. am na ay assurance yoo xam ne dañ koy jaay par téléphone. par exemple assurance vie. c'est vrai. assurance maladie les trucs de grande masse am na sax ci ñun ay courtiers yoo xam ne ñu ngi fi ñëw bon am na ci yoo xam ne sax ay nasaraan lañu mais loolu rek mooy seen liggéey. c'est-à-dire ñoom dañuy nekk seen clé ci téléphone rek la ñu jaay te ñu ngi fi mu ne nii xam naa li ñu am ci affaire sax ñun amuñu ko. donc ñun ñoo war a assurance day waaj a jeex sax dañ lay woo téléphone fàttali la ko. voilà ñun sax ñu ngi def loolu. ñun ñu ngi def loolu. di def ay avis d'échéance. allo ñu jël kii dellu si waat ci leeral yi ngay indi. allo. allo ça va. ça va alhamdulilah salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ay ñu ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi ci jàmm. naka yitte yi. ñu ngi nii rek macha allah. waaw dama doon seetaan émission bi. mu intéressant trop quoi. alhamdulilah. allo. allo ñu ngi lay dégg. oui. allo oui ça va. ça va bien. na ngeen def. ñu ngi fii. ñu ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi ci jàmm. waaw. dama doon seetaan émission bi. waaw. mu intéressant trop quoi. d'accord. parce que les assurances là. waaw. je pense que war nañ ci def ay assises. war nañ ci def ay assises. waaw parce que nit ñi xamuñu ko. dëgg la. te nit ñi ñu ngi koy dagg. mais xamuñu sax li ñuy dagg lan la. c'est tellement vrai. donc sànq maa ngi dégg ngeen di wax communication bi c'est vrai que communication bi. dafa def défaut. parce que réew mi ñu bari xamuñu. ils n'ont pas fait les bancs jànguñu lu bari. dëgg la. te lépp affaire affaire bind la. te ñi xam bind ñu néew la. te muy dëgg. te ensuite ñi jàng sax pour ñu comprendre les termes c'est difficile. donc je pense que communication bi baax na. dëgg la. mais man dama am benn question rek bu may laajte madame Wane madame Wane mu juum. lu tax bu sinistre amee. lu tax xaw ma les assurances suñu jël en charge oto bi ki sinistre am dañ lay bàyyi ak sa bopp ni la demal nga defar sa oto. léegi yow qu'est-ce qui leur dit que ni yow am nga moyen defari sa oto. soo ñëwee ñu fay la ñu delloo la. c'est vrai waaw naan la demal defar sa oto boo ñëwee nga def facture nga présenté ñu fay la. dëgg la. te soo moytu sa facture bi safee sax ñun la saf na. moom indil nañu laaj bu am solo. ñu ngi koy remercier. waaw demal defar kon boobu tam dinay dee am. waaw demal defar sa oto boo noppee indi facture ñu fay. waaw foog naa ñàkk communication ñàkk déggoo la daal. su ma demee def devis bi yokk ko fukki yoon indil leen. mu ngoog ñàkk c'est-à-dire que assureur bi du la ne demal defari sa oto. facture la lay laaj. waaw da lay laaj facture. facture bi boo gisee ñu la koy laaj pour deux choses la d'abord pour wane na yow d'accord nga ci li ngeen déggoo parce que balaa facture bi rapport bi d'abord mooy génn rapport bu dee oto bi expert bi xool na ko bu dee jar na mu dem ci expert bu ko xoolee dee yow client bi d'accord nga facture ngay indi. deuxièmement facture tamit lu tax ñu koy bëgg léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy yóbbu ci concessionnaire wala dara dañuy fay ay TVA ak yooyu donc facture bi daal nga war a indi kenn nag du la ne parce que assureur bi la yàqal moo la war a fay. léegi nag yàgg bi ñuy wax effectivement bu yàggee am na ñoo xam ne bu noo yor sa oto di xaar. mais normalement waruñu la wax demal defari. yow kay yaay am option defari te d'ailleurs sax waroo laal normalement oto bi lu ñu foto ko ba pare. pour ñu gis dégâts yi nu mu demee waaw nu mu demee. parce que boo defaree ba pare man am naa boobu ka mos naa gis boobu kaa sax sama benn kii defar oto ba pare léegi nag ñun nit ñi gisatuñu xamatuñu fan la dégâts yi nekk. xam nga boo indee sa këyit rek te nit ñi defuñu ay photo gis comparé tamit assureur bi du la mën a fay. donc daal pour répondre ko normalement assureur bi war a fay. ñiy defar moom day fekk rek ñu am peut-être moyen wala yàkkamti wala ñàkk pexe. mais assureur bi moom moo war a fay. mais gis naa assureur yi tamit di proposer yenn produits yoo xam ni. dina war a intéresser les petites et moyennes entreprises. comme les produits de cautionnement. waaw naka yéen seen kii bi naka lay mën a def pour mën a vulgariser. produits yooyu.
waaw loolu produit yooyu moom lu jar a vulgariser la parce que nekk na ay produits yu am solo ci entrepreneurs yi ci commerçant yi parce que di nga commencer sa affaire soxla xaalis wala ñu laaj la cautionnement laaj la ay avance de démarrage ak yooyu wala de bonne exécution te am na ay compagnie léegi de plus en plus sax compagnie yaa ngi koy def avant il y avait 2 compagnies mais léegi de plus en plus ñu ngi koy def loolu tamit bu fekkee ne ñàkk xam bi la mooy toujours on revient à la communication man je crois que assureurs yi te loolu même man am na assises yu ñu defoon dama ko wax on gagnerait à wax nit ñi li ñuy def pour que nit ñi parce que boo expliquer nit à mieux communiquer voilà à mieux communiquer c'est vrai. par exemple am man gis naa koo xam ne kii dafa mës a otom dafa mës a lakk da doon assurer toujours di fay rek minimum bi otom lakk bi ñuy waxtaan ma ne ko yow surtout moom du oto bu bees sax bi ma ko calculer incendie bi 15 000 et quelque la ko waroon fay sama benn cousin la mu may dégg la waroon dolli mais il savait pas il était à Kaolack depuis lors day jël incendie mu ne mais Racky tu te rends compte yow 15 000 francs sama oto lakk loolu kay xam nga ne wala pare-brise tam pare tu vois bris de glace man damay imposer samay assuré ñu koy jël parce que léeg-léeg tam nit mën na ñëw bëgg a assuré fekk dafa am budget am fu mu yem léegi yow yaa ko war a jàppale seetal ko loo xam ne lii bu ko jëlee au moins même bu fekkee ne jëlaluñ ko yëpp it sinistre yi gën a am bu ko jëndee mu protéger voilà mu protéger ko. waaw kon man li ma dégg ci sa wax mooy. je sais pas. depuis bi thème bi non damay bi thème bi ubbee ba léegi li may wax mooy. Sénégal amuñu problème mu assurance amuñu problème mu avocat amuñu problème mu leneen problème mu communication la ñu am. dañoo xamul ñàkk comprendre. parce que wax dafa jooy ñu laaj ko lan nga jooy mu ne danu maa wax te jotuma. dëgg la moom wax moo def moom wax. toogaat ba yàgg wax dellu siwaat jooy ñu laaj ko looy jooy mu ne damaa jot te kenn waxuma. dëgg la. tama jàpp ne waaw. très bien tama jàpp ne dafa am lu ñuy béral ak lu ñuy yelu. dëgg la dafa am lu ñu war a wane. man boo may jaay lu ma xamul danga ma koy wan. mais ci ni nga ma koy wanee. ku nekk da nga koy fekk ci niveau bi mu toll boo bëggee jariñu ci li mu yor. waa ji wootee mi ngi koy wax sax. c'est vrai mais mënoo toog fu nga jargon la ñu am de bu ñu pourtant toogee président mais Eva. Adama Ndiaye wax na ko sax li mu wax jaay laalo ca fa ñuy toggee cere wan. allo. ma bàyyi la Linguère nga jël ki ci ligne bi. salaamaaleykum wa rahmatullah. Allô, vous m'entendez? Parfaitement. ñu ngi lay dégg. Allô, mais Tata Eva, machallah, moi je suis une fan. Oh. yaa ngi sañse yaa ngi illuminé plateau bi. tey maa jug wan la ko waay. jógal taxaw wan ko li nga def. vous êtes trop bien habillée Eva. mami machallah man daal bëgg naa leen xale la mais je vous aime. yal na la yàlla def mag. yaa ngi illuminé plateau bi. machallah moom kay mën nga jóg ma xool machallah. ma jóg xool réalisatrice bu ma tere jóg mi ngi nii. macha allah sama rakk ji mi yaa nee na la ko baalal. jërëjëf. alhamdulilah. ah machallah. très bien. je suis contente. merci beaucoup. depuis la 2STV machallah. ça fait plaisir na la mi yaa jox sama. jëlal sama téléphone jëlal téléphone bi ci Mia Ndour man sama mbubb mi xaw ma ajaratu Anna Gueye laa koy tuddee wala Aminata Tall wala Kati Jox Samba bu may dem dama ko yóbbu wala Ajarama Ndiaye da lay neex tuddee ko Aminata Tall gis naa ko ci biir tey ba si anniversaire Juma Jaxate la rama laa ci gis de ma waaw man gis naa ci Adja bu dee Abibatu Ndour may naa ko yére bi jeex na maa ko wax c'est fini xam nga maa ngi la doon wax sànq ma ne la jaay laalo ca fa ñuy toggee cere dëgg la lu nekk da nga koy yóbbu fa mu safee peese fa ñu soxlaa say kilo dëgg la dafa am loo xamante ne boo ko yoree dem fekk jabaru Joe Biden mais mu toog nga naan ko damay jaay laalo danaan kii lu muy wax Joe Biden xaritu Eva Tra àggali waaye man jabar ji daf maa woolu fan yee nee na dafa bëgg ma jëndal ko keccax ak tiga dege mami dugg ak kii ndax dafa bëgg a Joe Biden waa léegi baax jëndal naa ko sax diw ñor naa ko yónnee boo demee fekk kooku mu toog nga naan ko jaay laalo danaan mais kii lu muy wax mais xam nga soo ñëwee nga làkk ko la mu dégg ne ko xawaar yu mu tontu la nga wax ak moom da lay dégg dëgg la mënu leen a bëgg ñoo jaay ñun sénégalais yi dëgg suñu xaalis ngeen soxla donte ñun ñoo soxla li ngeen yor parce que bu ñu yàqulee yéen a ñuy delloo mais mënoo ma bëgg a jaay man dégguma A bay dégg B bay dégg C
nga bëgg ma yóbbu x ak y taxaw fa. maanaam da nga bëgg a wax ci gàttal nañu sénégaliser seen jargon. c'est-à-dire trop de xoxo gi dafa ëpp ci. ci li ñuy jaay non man maa wax. man Diop mii moo wax trop de xoxo gi dafa ëpp ci ni ngeen ñu koy jaayee. boole ci këyit yi daa bari. dëgg la su ma ñëwee nga jox ma tonub këyit man bawol bii jógee kër Amadou Yàlla su ma eggee dama koy boyalee. dama koy boyalee ndax xam nga lu tax dama naan seet tubaab ba daal jox na ma àddina yi këyit man la ma soxla woon am naa ko mooy ba ma pëlise ne kër ma ne ko taay mu ne ma avancé doomu laa ca soxla donc yéen a war a taxaw communiquer wax ak nit ñi adduna bi léegi communication moo koy doxal amatul lenn lu ubbi loo xamante ne waruñu ca def benn budget su ndaw soo xam ne pour communiquer la ak doomu aadama yi rawatina ci nag assurance tuumaal nañ leen tànc nañ leen woo nañ leen ci ruq yi tey teg nañ leen ci digg àdduna bi bu ngeen ci jógee nag te jëlewu leen ci yeewu li des ci illaa yow mi diin lu ngeen jaayate duñ ko jënd maanaam assise bi waa ji doon wax wareef may na leen non attends mais assise depuis 2 ans ci 2 ans boobu am na fi ko amul woon oto am na oto soxna la xam li xew moom da lay tontu sama invité ak ma kontaan ci moom man li ma war a tontu sax dafa bëri du xaj ci émission làmb ci fu la neex parce que gis nga assurance waaw d'abord yow li mu wax dafa bëri lu mu fi wax li nga wax d'accord naa ci yow ci communication bi dañ ko war a def communication bi dafa am nu ñu ko war a defee di wax ak nit ñi parce que nit booy communiquer ak moom yow li ngay wut mooy mu comprendre la te muy dëgg ba pare nga am ci li nga bëgg mooy mu ñëw assurer toujours kon nag bu comprendreul ban njëriñ la am te tey boo seetee ci fànn yëpp ci àddina bi nit ñaa ngi utiliser langue traditionnelle yi pour nit ñi comprendre plutôt nationale yi pour nit ñi comprendre donc foofu dëgg nga wax te loolu tam bokk na ñun ci suñu rôle conseil bi mooy expliquer nit ki c'est-à-dire nit ki bu ko assurer te expliquer woo ko li nga koy assurer parce que d'abord mooy tax muy jënd waaye tamit nga wax ko pour ëllëg bu problème amee mu xam lan la assurance bi di jël ak lan la dul jël. c'est vrai. ak lan la dul jël parce que loolu day indi problème te loolu yëpp communication la c'est-à-dire communication bi yemul rek ci wax ak askan wi wax ak def publicité mais ci suñu liggéey dañu war di wax ak nit ñi di leen expliquer parce que assurance compliqué na même. ci ñi koy def ñi jàng sax ñi jàng assurance parce que assurance mooy liggéey boo xam ne dafay ànd ak domaine yëpp ak jamono parce que yow tey booy dem di seeti un client xam nga ñu ngi wax auto mais lu tax ma ne la assurance déjà du auto rek ki yor entreprise moo gën a soxla assurance ki yor usine moo gën a soxla assurance ah ki yor commerce moo gën a kii bateau yi dañ leen di assurer lépp donc dama bëgg ne xam nga loolu yëpp déjà dañ ci war a communiquer parce que nit a ngi ni yor lu ñu gaañ te xamul ne war na ko assurer. effectivement moo tax ma lay jox question bi nga dugalaale ko foofu. voilà question d'actualité. marché yi tàkk jamono yi. Sénégal partout. marché yi tàkk ñun même suñu association on est en train de réfléchir pour génne kii parce que sa marché yi dafa am ñaari affaire xam nga assurance mënoo tëb rek assurer dara. balaa ngay assurer dara tam il faut que mu nekk aux normes. xam nga tey mënoo ne da ngay assurer marché contre l'incendie. fekk ku ubbi sa cantine da ngay branché fii kii branché fii kii fil yi jaar ni kii fil yi parce que assureur bi tamit bon c'est pas un philanthrope c'est pas du koo xam ne kii day sànni xaalisam buy def dara risque bi ci boppam li ñu naan risque bi il faut que déjà mu normé donc dafa am déjà ay normes ñu tabax ko en dur mu am ay séparation ku nekk am sa compteur et cetera en tout cas mu am un minimum de sécurité parce que bokk na tam ci suñu liggéey conseiller nit ñi ci prévention parce que assureur bi warul yem rek ci assuré la ak ci fayal la mais dafa war bu ñëwee sa société xool est-ce que am nga ay extincteur man boo ñëwee fii tey laa xool tabax ngeen mais est-ce que am ngeen ay extincteur est-ce que am ngeen ay robinet kii la voilà sama papa Kanaar Diop moo ko yore fii ci kër gi voilà exact xam nga loolu prévention te gis nga prévention boobu bu doxee sax day wàññi prime bi parce que assureur bu gisee ne yow vraiment remplir nga condition de sécurité war na jouer ci sa prime comme contraire bi tam war na am aggravation tam dafay am ba pare war na la di la topp di xool est-ce que parce que da ngay gis ko jënd extincteur pendant des années. du xam sax nu mu koy utiliser du ko vérifier du ko te xamul sax nu ñu koy utiliser bu incendie amoon te bu nañ naan issue de secours xamul sax fu ñu jaar fu ñu tojee. loolu dëgg la yooyu yëpp assureur bi war na ko def ci rôle assureur bi prévention ak courtier bi nga xam ne moo la indi moo la jël yóbbu la ci assureur bi loolu liggéeyam la dafa la war a liggéey donc communication bi moom manqué yow pour incendie bi il faut que déjà ñu organiser commerçant yi lu ko jar a ko jar ñu. def am ay candidats boo amee valeur des millions et des millions dugal ko fenn
mais fexeel boobu fi ñu koy dugal baax. kon est-ce que yaakaar nga ne fii àdduna baa ngi dox yéen di ngeen mës a assurer marché Sénégal yi. non dinañ leen assurer. parce que dama koy wax fi may yeggale voilà fi may yeggale mooy ñoom bu ñu paree ba pare. bu ñu leen assurer assurance bi du doon benn compagnie rek moo koy jël. dañuy ànd def ko genre pool comme ni ñuy def car rapide yi. bokk risque bi nga xam ne du metti trop. nga xam ne sinistre bu amee dañ koy bokkaat séddoo. bu ñuy séddoo prime yi bu ko defee bu yu mel ni amee. ñu bañ a perdre yëpp. ndax la xew ñu ngi ciy réfléchir ñu suñu bopp. la xew ci sama dëkk parce que bi ñun tamit dañu war a indi ay solutions. dañu war proposer ay solutions ci compagnie ak di ko kii parce que clients yi suñu clients lañu. dëgg la ñu ñoo ko bokk ak ñoom. xam nga ne lee xew ca marché Ocass Touba be benn client loolu metti na la nag boobu ba tey yaa ngi koy jooy. falaa dëkk di te xoola Seydi wan nga ni lan gis nga. mu ne ma boobu ba tey yaa ngi koy jooy ma ne ko falaa dëkk di ku ne nga am ngay tiitaroo. gis nga man fi ne guddi Touba Adja Linguère dafa am lu ma ko tooñee sànq ma ne ko dis-moi qui tu fréquentes je te dirai. ki nga doon nii lay mel. ma ñëw rek bokk xam nga ñëw rek bokk. ku nekk ki ngay ràccandoo mbaxal gisoo man fi nga damaa dem ba mujj gi aw ma woon sax kii ëmb fóotu 15000. mais may toog ak borom ëmb fóotu 35000 yi ñoo ay tuutaan njaag ak ñooñu mujj naa di bëgg a am. xam nga li ñuy wax rek. Eva li nga wax de dana tax ma nuyu Betty Doudou Ndoye maa ngi koy nuyu. sa kii gi rek nga nuyu sa collègue yi rek li tax may wax ci dellusiwaat ci lakku marché Ocass bi mooy. li ma waxoon rek Cheikh Abdoulaye Mbacke sama sëriñ bu baax ba dafa ne woon ku am fu lay yàqal ma li ma am fay day ne ko nikk téye wallaay mu ne diggante jàpp ak bàyyi loo fa séendu ab danaan nikk rek mbaa mu ne yàllax may wax ne nit ki li mu am kenn waru ko gën a bëgg te muy dëgg te koo dégg mu naan li ma yor tey ay nax du ko yóbbu la mu njëkkoon a yor ay naxa ko ne fuux munoo di liggéey di ko yàq as gor du ko def liggéey di yàq weesuwul di liggéey mu wóor la ne boo ci coppatee dem fay ëllëg am na ko taxaw ci sa ginnaaw ngir fompal la say rankoñ nga ne déedéet duma ko def ba dem ñu ñuy woowee ñun bawol bu ñu liggéeyee xamuñu yóbbu ci banque xamuñu assuré la ñu am nañu dellu siwaat assuré li ñu am tey génne xaalis yi ci marché bi di ko yóbbu ci banque yi bu lakk ñëwee mu bañ a metti mangook ñu accompagner la assuré la dañuy remercier mbooleem ku toogoon di nu seetaan jox kàddu gi sunu soppe bi fi teew tey muy soxna Rakiwan li mais soxna Rakiwan xanaa da ngay gérer parti politique man xaw ma daal mais xam naa ne xaritu ñëpp nga ma bàyyi la nga tàggatoo. macha allah kontaan nañu ci intervention yi. national vie laa ko war a laaj mais tàggoo. loo waaw naka tëjee na ko tëjewaale ko ñoom dafa mel ni dañ leen a tëj de. dañ leen a kii loolu est-ce que loolu ëppul 20 ans. waaw ñoom rek lañ mos a dégg ñu tëj leen ci assurance. waaw loolu gannaaw loolu dafa am. ay kii yu bëri yu ñu jël ay mesures yu bëri yu ñu jël. ay fautes yu bëri yu waaw dajale. non dama ne bañ leen tëjee. autorités yi dañ ciy tirer lu bëri. ba nga xam ne. ci la ñu créer pool. très bien parce que ñoom bokk na ci li leen tëjoon. accident yu bëri condamnation yu bëri te boobu ciment amul woon xam nga bu njëkk accident day am ñu dem tribunal. li ñu naan discrétion du juge. juge bi mën na ne 10 millions mën na ne 20 millions. condamnation yu metti te yooyu société transport rek lañu doon def. moo ëppoon ci kii boo c'était MSAT c'était les transporteurs. national tamit y avait que ça. léegi nag condamnation yu bëri loolu kii leen. ba daaneel leen. ci la ñu créer pool TPV ba nga xam ne léegi assureurs yi yëpp ku ci assuré da nga koy verser pool delluwaat leen ko bu sinistre amee tam ñu bokk ko. ak yeneen te ba pare si maa ñëw nag léegi teg ñëpp teg ci affaire yi ci yoon moo tax sant yàlla boobu tey amul parce que bu amee day kii lu bëri daal day yàq lu bëri waaw day yàq lu bëri ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw li may tàggatoo daal mooy vraiment sant leen gërëm leen dégg tamit ci encore une fois ci ñëw bi parce que ñëw bi tax na ñu leeral même bu fekkee ne sax li ñu bàyyi bëri na question yi ngeen posé macha allah am nañu solo maa ngi naan keroog Ndoye Bane yow moom léegi nga nekk assureur parce que ciment li ngay wax ci ciment waaye gis naa tamit macha allah yéen ñaan ñëpp li ngeen di posé ci question vraiment c'est des questions pertinentes xam nga ñun dañuy nekk courtier mais dañuy nekk aussi assuré parce que ñu tam dañuy yor ay oto yor kile di assuré comme ñëpp di am kile donc affaire bi ñëpp la laal dëgg la war nañu defaraat yu bëri mais tamit assurance tam mu ngi liggéey lu am solo ci réew mi li ñuy wax rek la malheureusement booy def te doo communiquer. duñ la xamal. li ñuy xam rek mooy li metti nit ñi parce que nit ki bu la dara mettee bouche à oreille mooy gën a kii kon assureurs yi war nañu génn wax ak askan wi mais tamit lu tax ma kontaan ci ñëw bi il faut que ñu fexe
ba profession bi ñu redorer image bi tout à fait ñu redorer image bi ñu xam que c'est un secteur la boo xam ne du caaxaan dëgg la parce que booy gérer ay milliards ay nit war leen fay da nga war a joxe image boo xam ne non seulement da nga leen jox confiance mais fay sinistre itam day tax nit ñi wóolu assurance ñëw assurer day yokk assurance bi yokk taux de pénétration bi parce que boo xamee ne bi boo assurer ñu fay la da ngay sawar ci assurer bu ñu la xamalee da ngay assurer loolu nag liggéeyu ñun ñëpp la secteur bi yëpp la muy compagnie d'assurance yi mooy courtier yi parce que ñun duñu ay noon ay partenaires lañu parce que ñun lu ñu am lu suñu cabinet mag bu ñu amulee compagnie duñ ko yóbbu day doy waar waaye compagnie yi tamit ñun on représente presque la moitié de leur chiffre d'affaires on fait presque plus de 40% yoo xam ne ci ñun lay jaar parce que affaire bi yéen voilà donc léegi ak régulateur bi ñu fexe daal assainir marché bi ba nga xam ne ku ci bokkul ñun si suñu kenn mais ku ci dugg amal les capacités nga jaar ca buntu ba professionnelles éthique morale et tout pour nga def ko pour que nga bañ a tamit amal tort askan wi parce que bu fekkee ne yow defoo li war da ngay yàqal nit ñi bu boobaa tamit lu gën daal waaw di leen sant di leen gën fi nga conclure am na solo Ajaratu Linguère wallaay ku ci def la la war am la la war ku ci deful la la war da nga naan yuus nañ yàcc na yasar woykat boobu yàlla na gudd fan may nanu leen temps may nanu leen chance wax dëgg yàlla am ndaxte teg nañ leen fii waxtaanee leen ñaari semaine sénégalais yi ñenn ñi yeewu nañ ci ñenn ñi xamee nañ ci man mii jàngee naa ci sama morom jàngee na ci waaye nag àddunaa ngi ci sunu kanam bu ngeen sensé wul daraat bu ñu leen fi tegaatee mu demee nii te du mataat 2 ans fekk 1 an dinañ leen fi tegaat xam fan ngeen jóge ak fan ngeen jëm di wax maanaam lan évaluation xaw na évaluation état des lieux danoo jàpp ne ñun dañ leen di teg fi pendant 2 semaines di sañse di jàkkaarloog ñoom di leen waxal wax ju neex rek danoo lànk dinañ leen tegaat fii natt leen ba xam fi ngeen jóge ak fi ngeen toll yéen ñi war a assuré itam dem leen assuré ji ndaxte du policier bi rek ngay dawal waaye sa alal ngay sàmm te li may faral di wax rek ku bëgg ci dara ji dara faaw nga def ci dara ji dara ngir bu dara ji pare nga am ci dara defoo ci dara ji dara ne yàcc ba dara ji pare nga ne faaw mu am ci dara waaye ñoom assureur yi ma di leen wax ne wër di waare fexe ba ku la gis waaroo ko gën nañu jubal bu ñu jubalee rek ñiy fay si dinañ jubal bu ko defee lépp mën a jaar yoon tey nag fa ñu ubbee woon la ñuy delluwaat yaay Juma Jang Jaxate damay wax ne benn boo ma bëgg li ma la bëgg moo ko raw xam naa fi nga ma teg fekk si nga ma campénal fekk si nga ma feneen woo lu ma yëngal bokk nga ci yàlla na sa jàmm yàgg soxna Jaara Caw Laay dootuma waxati ci yow dama lay bàyyi ak maam Limaamul Mahdi yu sa maam mu fayal ma la waaye itam Mariam Sugu nekk fële ca Mariste di sama rakki bopp di ànd xaritu Lootu Jóob sama rak maa ngi lay wax ne la joyeux anniversaire yow itam dundal ba énervé waa Sénégal kenn gënu leen kon ba altine incha allah di leen wax ne les 5 minutes de Linguère a ngi ñëw ci kanam incha allah alors les 5 minutes de Linguère ya muy lijjanti. ku nekk fa nga am ngay jaayee sa bopp di te fii laa am. très bien macha allah les 5 minutes de Linguère ñun itam daañu ci bokk bu soobee yàlla. remercier leen ma bàyyi Ndoye Bane mu tàggatoo la. merci beaucoup Eva may remercier madame Racky di remercier ñëpp ñi nga xam ne jaar nañ fi depuis 15 jours di assureur yëpp. ay personnalité lañ ay kilifa lañ ñu invité leen ñu bàyyi seen liggéey ñëw fii wax dëgg yàlla pour askan wi leeralal askan wi je pense que askan wi comprendre nañ bu baax képp koo xam ne teew na fi rek teew nga fi maa ngi lay remercier ci turu fonds de garantie aussi directeur bi monsieur Sall voilà ñi fi jaar ñëpp daal ñu ngi leen remercier ñoom dañ maa sëf démb ba ñëw ma waa ci turu groupe Futurs Médias kon ba altine ak jàmm insha allah altine ak jàmm Eva Tra di remercier waa Bamanan pour mbubu mu rafet bi nga xam ne ñoom a ko solal ñoom nag dañu ay ci lépp lu jëm ci africanité l'Afrique a beaucoup de potentiel les créateurs sont là def ko ci rafet yi am nañu couleur am nañu soleil kon ci ñun rek la des Bamanan mi ngi nekk fële ca Corniche Ouest jàkkaarloog cour de cassation téléphone bi di 77 321 08 74 77 321 08 74 wax naa ko saa su ne bijouterie rotonde la mësa taamu ñoom itam maa ngi leen di nuyu ajaratu Anna Gueye fii ci Almadi nuyu soxna Kati Dior Samba ak képp ku toogoon di nu seetaan assuré leen seen ay yëf doo xam njëriñu assurance fi lekk yàqule woo te nee na ñu nattu day bette dem leen ngeen xool ñi nga xam ne ñoo nekk courtier yi nekk ay conseillers mën leen a gunge waaye ñi nga xam ne itam ñoo nekk assureurs yi nañu ni ma ko waxee sànq rek nanu
nanu yolomal jargon bi ndax ñëpp mën ko bokk booy communiquer ak ay nit da ngay ajourer wu jëm ci lu jëm ci ñoom bu ko defee ñu mën a waxtaan en toute flexibilité jërë ngeen jëf Mia merci à toi à lundi incha allah bon week-end à tous ñun loolu lañ leen di wax.